ah sa invité ngo borom agriculture. Mor ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la nuyu. am na àdduna nit ku ne war na am ku ko rusee. ndeysaan wala rusee Boubacar. torop am lu ma bëggoon a wax. Boubacar ñu ngi lay nuyu bu baax. lu ma ko rusee. Mor Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Mor. di fàttali ni yow yaay secrétaire général syndicat. des techniciens de l' agriculture. di la jaajëfal bu baax nag ci teewaay bi. mën nañu wax ni li xàmmewul leen ci plateau yi waaye bu ñu yoroon réew mu normal yéen rek ca war di wax ndaxte mbay ci la lépp tënk bu doxee rek réew mi dox kon ñu ngi lay nuyu bu baax a baax balaa ñuy sóobu ci waxtaan bi Omar Ben Khattab ñu ngi lay nuyu fay di nuyu Sandiogou di nuyu également Souka di nuyu soxna su baax si sama doom baay voilà di nuyu téléspectateur Walfadjri yëpp di kontaan également ci dalal bi effectivement ni nga ko waxee noonu la tey bu ñu nekkoon ci réew moo xamante ni li ñuy wax ci priorité mooy agriculture kon dinañ ñu xàmme bu baax ci plateau yi mais bu ñuy xàmmee tamit du ñu xàmmee ci situation ak contexte de protestation et de contestation mais dañuy xàmmee ci ñëw pour wax njëriñu mbay ak wax également lan la agriculture di jariñ ci réew ak ñun lan mooy suñu liggéey kon maa ngi rafetlu invitation bi encore une fois di leen féliciter di leen encourager ci émission bi ñu ngi koy seetaan di la jaajëfal bu baax sëñ Mor ci kanam incha allah comme ni ko saa junjee ak ministre bu bees bi mais balaa ñu ciy dikk dañuy dikk seen ñaxtu parce que man bi ne yéen lañu invité rek pour man seen problème rek la woon na bu yàgg parce que indemnité yi ngeen doon laaj 7 mois ci ginnaaw jox na leen ko ba sax daam bu génnoon am lu mu ci wax ngeen tontu ko mais tey à la surprise générale indemnité yooyu ba tey ji di nekk débat ci yéen lan mooy seen problème actuellement ba ngeen sóobu ci mouvement ci waxtu wi effectivement comme ni nga ko waxee lii suñu problème li ni këtt ni jonn mooy li nga wax sànq la question des indemnités bi ñu joxoon travers agriculture defe woon nañ ni féete na ginnaaw ndaxte wax nga ko ci sa biir wax effectivement dàmbooj toogoon na fii yëkkati kayit muy arrêté interministériel boo xamante ni suñu ministre Moussa Baldé ak l'ancien ministre des finances muy Abdoulaye Daouda Diallo ñoo ko xaatimoon ginnaaw bi ñu ci amee ndigalu président de la République mu joxe instruction wax ni travers agriculture bi ma jàngatee xool ci étude de système sur le système de rémunération bi ñu defoon jébbal ko président de la République dafa xooloon gis ni payoor yi am ci agriculture ak pêche ak élevage parce que secteur primaire bi ngay boole dafa néew loolu mu joxe woon ci instruction yi nag dañ leen wutal ay indemnité parce que ñun depuis 1960 ba tey ñun rek ñoo amuloon indemnité ci administration bi li si gën a doy waar mooy ñun mais ban hiérarchie ngeen bokk non en fait tey boo demee agriculture hiérarchie yëpp ñu ngi fa hiérarchie boo ko déggee mooy ni am na hiérarchie D am na hiérarchie B am na hiérarchie A am na hiérarchie A1 A2 A3 tey ingénieur agronome boo ko jëlee hiérarchie A1 la nekk moom ak inspecteur des impôts bi ñoo tolloo hiérarchie moom ak jàngalekat bi ñoo tolloo hiérarchie comprendre nga li ma la ñu xañ leen loolu yëpp maintenant pour corriger cette injustice la ñu joxoon indemnité boobu te indemnité boobu comme ni nga ko waxee dafa am solo parce que Dame Mbodj bi mu brandiree loolu enseignants yi dañoo jël loolu ñoom teg ko ci kaw état bi ba état bi jox leen ay indemnité léegi nag ñun tamit tooguñu rek jot ko parce que suñuy anciens suñuy doyen dañ ko xeexoon ba 2009 lañ amoon benn accord ak état bi joxuñu leen ko ñu leen dawloo di leen dawloo ba 2018 ñun en tant que nouvelle génération ñu créé suñu syndicat 2016 di xeex ba man mii di wax ak yow def nañ ci grève de la faim ñu affecté ñu kon xam nga loolu dañ ci sonn daj ci lu ne léegi nag li doy waar mooy bi ñu joxee indemnité bi nit ñi commencé am yaakaar ni kat injustice bi dañ ko corriger donte sax ñun ñeenti indemnité lañ amoon protocole d'accord ak suñu ministre muy lan indemnité de logement parce que xam nga ni liggéeykatu état bu nekk am nga sañ-sañ ci indemnité de logement indemnité de risque parce que ñun liggéey bi ñuy liggéey dafa am risque te dinaa ko expliquer après les produits phytosanitaires effectivement avec la DPV ñu am tamit indemnité bu ñuy wax indemnité de prise en charge agricole ak indemnité de responsabilité particulière ñeenti indemnité yi ma la limal moom la Moussa Baldé bindoon ab note jébbal ko Abdoulaye Daouda Diallo ni ko yell na ñu jox travers agriculture ñeenti indemnité yi bi Macky Sall joxe benn enveloppe muy 2 milliards et quelques ñu ni mënuñu cee fay 4 indemnités yooyu
nañ ñu jox indemnité de prise en charge agricole bi. li taxoon ñu tànn ko tamit dañ doon bañ jël beneen indemnité yeneen liggéeykat yi daal di koy laaj. léegi indemnité de prise en charge agricole boo ko joxee ñuy liggéey ci wàllu agriculture. xam nga waa pêche duñ ko mën a laaj. lu jaadu la bañ ñu ko joxee ginnaaw li ma la wax nii yëpp ñu jox ñu ko ñuy dawal amagul 7 mois Abdoulaye Daouda Diallo toog bureau ba mu neex ko mu jël benn note daal ni supprimer na ko. pourquoi. loolu nag moo jaaxal ñëpp. expliqué na ko. non explication bi xam nga. li si doy waar mooy note bi daanaka 2 semaines a ngi nii génn na mais suñ autorités yi ñu ko jébbal sax ñoom nanguwuñ ñu koo jox. te note administrative boo xamul amul dara lu confidentiel bu doon lu jub la wala mu nekk lu yenu maanaa kon dañ koy tasaare ci askan wi ba pare sax expliquer ko mais dañoo jikki-jikki daal supprimer mais ñun nag bi ñu gisee note bi rek tooguñu parce que ñun jikkoy bëy lañ yor kenn duñu rendi te yuuxuwuñ dañuy yuuxu bala ñu ñoo rendi note bi ñu ko jàngatee dañoo gis ni note bi dafa teguwul ci dara xam nga lu tax teguwul ci dara boo ko jëlee ci wàllu droit parce que administration lañ nekk administration ay loi ak ay règlement ñoo ko tëgg ñun tooguñu rek ñu jox ñu indemnité président moo joxe instruction d'abord bi mu joxe instruction ñu ni ñu fekk boobu 2021 la ñu ni ñu on est en période de kii daanaka non en fait année budgétaire bi léegi mu jeex parce que c'était au mois d'août te loi de finances rectificative xaju fi maanaam tey pour ñu jox la benn indemnité bu fekkente ne dañ koy inscrire ci sa budget il faut que les députés autoriser ko à travers le vote de la loi de finances initiale ñun ñu xaar ba 2022 budget 2022 bi député yi voté ko ginnaaw bi ko suñu ministre inscrire ci suñu budget kon xam nga député yi rek ñoo am sañ-sañ pour ñoom autoriser benn dépense maanaam mënoo xëy rek yow ñu jox la xaalisu état noonu dañ koy inscrire ba pare député yi voté ko kon xam nga député yi ñoo ko voté mais mu desaat l'encadrement juridique ñu jël benn arrêté boo xamante ne arrêté portant création et répartition nan la ñuy séddalee xaalis boobu loolu ñu xaatim ko ci diggante Moussa Baldé muy suñu ancien ministre ak Abdoulaye Daouda Diallo kon xam nga am na ñaari acte administratif yu ma la wax mooy la loi de finance muy loi boo xamante ni député yi ñoo ko voté muy tamit arrêté interministériel ñaar yooyu yëpp c'est des documents administratifs yoo xamante ni boo jëlee ci loi li ñuy wax la hiérarchie des normes xam nga dafa am ay convention am ay loi am ay règlement am ay arrêté am ay circulaire mais xam nañ ni loi moo féete kaw xam nañ ni arrêté moo féete kaw circulaire xam nañ ni yooyu yëpp maanaam note bi mu génnee moom yooyu yëpp ñoo ko féete kaw kon moom mënul ñëw remplacer substituer wu assemblée nationale pour ñëw loo xamante ni assemblée nationale moo ko daganal moom mu jël benn note rek teggi ko arrêté mënul sut loi quoi mënut a sut loi surtout loi de finance ça muy macha allah waaw li nga wax moom ku ko dégg leer na waaw dafa mel ni rek benn waay bu tudd ba ci yàgg rek ci bànneexu bakkanam ne yii fi tegu man souvent fu puus loolu doxal leneen lu ko neex loo xamante ni bi wartane bu fekkante ni bi nag ci réew normal lañ nekk loolu wartane waaw waaye nag Sénégal moom dëkk la bu spécial ci planète bi moo tax am na yu bari yoo xam ne bu wartane it léeg-léeg mu ne léegi man dama ne bon comme que fi mu toll nii yéen seen ministre changé nañ ko am na koo xamante ni ki mi ngi waaj a ñëw léegi est-ce que mënu leen woon a bër ba waa ji toog ba pare ngeen waxtaan ak moom est-ce que loolu du woon moo doon gën ci jamono ji nekk nii parce que jamono ji nekk nii moom seen kii baa ngi rëngi-rëngi wala da ngeen ko def uniquement pour yëglu bu ñëwee teel a lijjanti mbir yi Sadio merci posé nga question bu am solo am na tamit ñu koy wax ni dañ ko waroon may délai de grâce maanaam mu toog ba pare ñu waxtaan ak moom loolu xel mën na koo nangu mais li tax loolu ñun mënuñu ko def parce que xam nga lan moo tax waaw Abdoulaye Daouda Diallo moom ba muy jël mesure bi waaw moom xam parce que mesure bi jógewul ci Moussa Baldé jógewul ci Aly Ngouille Ndiaye mii war a ñëw waaw mais ci Abdoulaye Daouda Diallo la jël mi dem la jóge waaw mi dem waaw mi dem te ñu yéene ko ko waaw voilà Abdoulaye Daouda Diallo waaw ba ñu yéene parce que waaw wax dëgg waaw ñu bëgg a xañ suñu teraanga c'est vrai ànd naa ci saa voilà léegi waaw moom bi ñu koy jël da ko jël ci benn contexte bu particulier mooy Abdoulaye Daouda Diallo ku ne moom xamoon na ni fii ak benn ayu bés semaine gouvernement bi day changé xamoon na ko waaw
loolu mooy benn. ñaareel bi mooy Macky Sall daf leen waxoon ni takk leen seen i dëbës. dañuy def remaniement. gérer leen les affaires courantes. ci diggante bi la bind lool. voilà kon moom xamoon na ni moom. day ruubee ko voilà. lu mu ci jub. est-ce que lu day ruubee. loolu ñun xëy na moom moo ko waroon expliquer malheureusement nekkatu. waaw wala ay service am. mais loolu kenn mënu ko comprendre. voilà kenn mënu ko comprendre kon lii moom xam na ni. te du yéen rek la ko def man am na yeneen yu ma ci yëg. effectivement secteur primaire bi la ko def. agriculture pêche élevage. comprendre waaw léegi. kon moom xam nga xamoon na contexte bi. xam na ko waaw kon lii xamoon na ni problème yi nar a jur kon moom waroon naa bàyyi. au moins sax ba comment dire gouvernement bu bees bi tegu. waaw mu ñu doog a xool nu ñuy jëlee mesures yooyu. waaye moom deful loolu. léegi ñun tamit comme ba mu ko defee rek. waaw ci saasa ñun lañ indi tontu bi. Moussa Baldé ci boppam. bi mu defee mesure bi ñun xam nañ ne moom jëlu ko donte moom nekkoon na ci position boo xamante ne dafa compliqué. parce que ñu ngi doon xaar nouveau gouvernement. kon ñun ñu yëngaloon dafay nekk problème ci moom. mais dañoo grève. mu wooñu ñaan ñu. ñu expliquer contexte bi nga wax ñu xamal ko ni ñun tamit contexte bi. comme ñoom amuñu worma ci ñun. faalewuñ ñu yàpp nañ ñu. ba war ñoo mën a teg mesure bu nii ci contexte bi ñun tamit dañuy réagir maintenant. Aly Ngouille Ndiaye. ñun ñu ngi koy dalal jàmm. di ko ñaanal tamit. yéen a ngi koy dalal ak ay yuuxu. waaw ñu ngi koy jàmm dalalu leen ko. voilà di ñaan aussi. parce que président de la République daf ko yokkal leneen. ci ministère parce que dañu doon wax ministère de l' agriculture et de l' équipement rural. mu dollil ko ci souveraineté alimentaire. kon moom sasaat na ko. sasaat na ko waaw. kon bu ko sasee nag. mission yooyu ñun dañ ci ànd ak moom pour accompagner ko mais à une seule condition mooy que mesure bii nga xamante ne c'est une mesure illégale injuste et impopulaire ñu teggi ko teg ko ne mais yéen façon bi ngeen bëgg a gréver tamit ban dégg naa ngeen expliquer wax ni parce que non ñii dañoo bañ a ñàkk nag yi ak kii ak yooyu wax ngeen ko ne xaw ma du ngeen kii ak du ngeen ñàkk kii mais loolu wuur parce que bu ngeen ko defut ñi nga xamante ni bii ñi ngi kii moom mënoo leen a tere ñuy faat nag yeeg di defar kii est-ce que loolu tamit mënta indi ay mbir ci wér-gi-yaramu nag yeeg ak tamit tax même nit ñi effectivement parce que sànq wax naa secteur primaire bi waaw ndaxte mesure bi jagleeluñu ko ñun kese agriculture pêche ak élevage la waaw effectivement dañoo boole nag suñu doole. waaw comme ni ko enseignants yi boole woon seen doole. parce que mbooloo mooy doole. waaw te comme ñoo bokk feebar. te benn médicament la ñuy jël ñun ñëpp. moo tax ñu ànd. loolu ngay wax muy campagne de vaccination bi. waaw dañ koy bloqué. mais du ñu yem rek ci campagne de vaccination. ak la parce que abattoir yi. waaw suñu agent yi ñoo fa war a nekk agent ak élevage pour certifier yàpp bi ngay lekk. waaw na nga jàpp ni fii semaine bi yëpp yàpp boo fi lekk ñun engagé wuñu. wóoratut xam nga lii lu danger la yi ngeen di wax nii. non xam nga les enseignants mais tamit il faut ngeen di xool ndaw. parce que tamit en fait les enseignants saa yi yéen mënu leen a kii tamit xam nga fi mu toll nii ñi ngi jëm ci gàmm jëm ci kii ak. nag yeeg kii yëpp il faut vérifier quand même nag. xam nga Sa Ndiogou. waaw enseignants yi. waaw bu ñu grévé lu ñuy téye. njàng mi la ñuy téye waaw. xam nga pour nga am ingénieur agronome. waaw pour nga am magistrat. il faut xale yi jàng. waaw mais ñoom li nga am rek nga mën a téye. ñun lii lañ am mënuñoo dem di téye élèves yi. waaw donte boo jëlee ministère agriculture ñun examen et concours ci centre de formation yi sax. dañ ko boycotté waaye gàncax gi tamit. ñun ñoo yor traitement phytosanitaire à travers la DPV. direction de la protection voilà loolu tamit téye nañ suñu loxo. ak nawet beeg njéeréer yeeg kii yeeg mu leen def noonu téye nañ suñu loxo parce que. dama ne la. ci gàttal lépp luy activité. agricole élevage ak pêche. tey képp ku war a exporter. waaw produit halieutique. duñ la jox autorisation. duñ la jox certification. donc ñun. dañoo décider. waaw pour xeex parce que li tax lii yabaate la. yabaate la moom waaw. yabaate mënut a weesu loolu moom ànd na parce que Abdoulaye Daouda Diallo. waaw bi ñuy dagg suñu indemnité ñun benn indemnité ñun la am 1960 ba tey. benn indemnité seetal waaw moom secteur bi mu jiite muy secteur finance yéene nañ leen ko. waaw ñoom. lu mu gàtt am nañ juróomi indemnité. seetal loolu. lu mu gàtt. mu dagg seen bos yéen. te ñimewu leen a laal. boo jëree justice lu mu gàtt am nañ ñetti indemnité ba ñeent. waaw boo demee environnement. urbanisme ñooñu ñëpp ils ont des indemnités internes. mais yéen affaire indemnité est-ce que nekkul ni yéen. du xeex bi sax du yéen maanaam ay dégâts collatéraux la paraît-il que solidarité gouvernementale. Ablaye
maanaam ku mu mere rek day fexe ba sa secteur du baax. mu leen di oyofal li war ci ñoom di ko est-ce que nekkul ni yooyu day am ci biir. bu nekkee loolu la ce serait extrêmement grave et dangereux. bu fekkee dégg naa moom ku mu jubóolu rek bloqué. waaw bu nekkee loolu la. ñun jàppuñu ni loolu la mais bu nekkee loolu la lu garaaw la. parce que quand même ñun suñ yoon nekku ci problème bu mu am. waaw ak ministres yi ak ñun parce que ñun ay fonctionnaires lañ. waaw jàng def ay concours dugg ci administration comme ñeneen ñi ñu ko defee. parce que loolu tamit sénégalais il faut ñu xam ko leeraloon naa ko fi daaw. maanaam agriculture pour nga dugg fa da ngay jàng ba am bac wala nga am maîtrise comprendre nga dugg fa. maanaam ingénieur agronome yi ngay dégg ñuy wax. koo ci gis bac plus 6 la def demaat am doctorat. technicien agricole tamit waxuma leen man mii di wax ak yow je suis un planificateur bac plus 6 laa def. comprendre nga li ma la. ña nekk finance ak ñi nekk justice ak yeneen secteurs yi ëpp ñu jàng ëpp ñu xam-xam. gënuñu ñoo dëkk ci réew mi. kon moom ñun amuñu problème ak les travailleurs du ministère des finances wala kii gëm nañ ni. fonctionnaire bu ñu ko joxee indemnité de logement wala yeneen indemnité mérité na ko mais nag ñun dañoo gën te yay ci réew mi. ñun xam nga fi ñu doon li ñuy wax mooy indemnité bi waxuñu ko ay waxam dañoo jàppoon ni féet na ginnaaw indemnité de risque. tey boo jëlee ñi nga xamante ne ñooy dem ci àll bi jël ay produits ay pesticides di ko utiliser. mu leen jox ay cancer ak lu ne. ñooñu dañu war am droit à une indemnité de risque. muy waa DPV. comprendre nga li ma la. indemnité de logement. tey da ngay gis benn agent ministère agriculture mun ñu envoyé ko Tamba foo dem ci Sénégal ñun suñ agent mu ngi fa mais kooku amul droit am indemnité de logement ni ko enseignant bi amee mais joxatuñ ñu loolu ñu ñuy bëgg a retirer li ñu yoroon ku léegi yéen wax nga ni demoon ngeen bi ngeen di xeex affaire bi demoon ngeen waa après ma ñëw nga ñëw demoon ngeen bay waajal grève de ba defoon grève de faim ça boobu laa bëggoon laaj léegi ndax fi mu toll nii bàyyi sama question nga sama question la loolu sama question la yaa ngi dégg léegi situation bi nii pare ngeen fan ngeen xeex bi war a est-ce que yaakaar ngeen di war ngeen a mën a demaat ba yeggaat ci li nga xam ne mooy grève de faim xam nga grève de la faim bi daaw ñun ñi man bokkoon naa ci ñi ko defoon mosoon nga ko voilà fu ngeen mujjee lu yomb waaw bon suspendre suñu mot d'ordre de grève de la faim parce que revendication bi taxoon ñu koy def waaw mooy président de la République joxe woon na instruction pour ñu jox ñu indemnité moo tax ñu teggi woon waaw bii excluruñ grève de la faim ñun en tant que leaders syndicaux ñoo am responsabilité gis contexte bi nga doon wax ñu ni bugguñu Aly Ngouille Ndiaye ñu koy gàttalu ak grève de la faim mais travailleurs ñoom dañoo am sax place bu ñuy wax place Soweto waaw tuddee ko place Soweto fële ca Diamniadio dañ ni woon nañ bàyyi région yeeg ñëpp ñu ñëw rek toog fa xiifal ñu joxaat ñu suñu doon ko def nag excluruñ ko mais nag xam nañ ni grève de la faim yombul surtout ci ñu sant fay ak seet moo tax dañ leen di ménager pour le moment téye li ñu yor xam nga li ma la te gëm nañ ni sax duñu yegg foofu ndaxte le nouveau gouvernement dina jël ay responsabilités li ma waxoon wax moom nga waroon a wax loolu laa laaj li ma naroon a laaj moom la léegi ñi ngi jëm bientôt ci campagne agricole bi tamit xam naa ni ñi ngi ci campagne agricole parce que gars yi ñi ngi bay fas yéene jaay commercialisation beeg yooyu ci côté boobu est-ce que tamit seen toogaay bi ak seen taxawaay bu dee wéel ngeen ko du indi gàllankoor ci loolu non effectivement parce que tey ñu ngi toll ci période de récolte xam nañ ni gerte gi dugub gi ak mboq mi laaj na ay traitement yu ñu war a def gerte gi waaw comprendre ak mboq mi ak gerte gi dañuy ñëw rek daal di saaf loolu ñun ñoo ko war a ñuy lekk mbaa wóor tey boo demee ci vallée bi am na ay attaque tey mboq yi am na ay attaque yoo xamante ne tey ñun ñoo war a def traitement boobu mais dañ ko téye te déggoon ngeen Moussa Baldé mu ni on attend une production de 4 millions de tonnes ci céréales mooy mboq ak dugub ak yooyu bu ñu jugul ci lii 4 millions yooyu muy wax duñ ko sax xand lu leer laa la wax loolu mooy li njëkk kon dem leen campagne de commercialisation boobu ngay wax ñun dañ ciy banque suñu loxo saa yi dem leen ba traité ci mboq mi li nga xamante ne tamit mooy semence su déwén bi jëm déwén mais at moment bi gars yi ñu ngi war a def ay contrôle des parcelles yi nga xamante ni mooy aboutir ci certification pour joxe nit ñi wan ni saa njóogu mi semence bi joxe semence bu baax la mais maanaam grève bi tey bu ñu ko yeggalee déwén ñun garanti wuñ bépp semence bu ñu fi joxe ñun duñ ko certifié wuñ ko ñun ni semence bu baax la voilà mais tey damaa dégg ci li nga xam ne moo di journaliste yi ci ay baykat ñu ni ñoom li ñu am tey li ñu am ci mbay mi ak li nga xam ne moom lañ leen jox pour ñu jiw ko dara baaxu ci
waaw effectivement xam nga loolu daaw waxoon naa ko fii. ñun boo gisee ñuy ñaxtu di wax ne nañ ñu jox ay moyens. parce que processus de certification bi wane ni yow jiw bii. jiw bu baax la. ñun ñoo koy saytu. waaw kon bu fekkente ne da nga bëgg jël kuy saytu jiw boo xamante ne at mu jot état dugal ci ay 70 milliards 80 milliards bëgg di fay kooku ay 150 000 mënut a nekk. xam nga li ma la wax. donc tey dañu war a dooleel jox ñu matériel bu doy. nit ñi mën a dugg ci terrain bi. waaw sécuriser ñu en termes de rémunération suñu xel dal ñu mën a liggéey pour que gerte gu ñu fi joxe ñu xam ni gerte gu baax la. comprendre li ma la parce que certification dafa am loi sur la législation semencière. gerte doo dem rek jënd ko ca marché bi joxe ko comme jiw. Sénégalais yu bëri nag loolu lañ foog. mais ñun dañoo yor ay laborantins yoo xamante ne ñooy dugal gerte gi saytu ko ba ni gerte gi semence certifiée la. loolu nag tàmbale nañ bànk ci suñu loxo. léegi dafa am. yéen waa ñëwal bismillah ma encouragé ko sax laay wax mooy que ne tey jii boo xoolee lu mel ni Inde. lu mel ni Chine maanaam ci wàllu mbay. dañ ko fonk parce que dañ leen dooleel ci li nga xamante ne mooy comme seen genre yi nga xam ne yéenay saytu lépp li nga xam ne moom mooy saytu wàllum jiw gi wàllum jur geek yu ni mel dañ leen war a dooleel man loo rek laa am pour wax ko mooy que ne gouvernement bu Sénégal ak lépp lu mu mën di dooleel te dooleelul wàllum mbay dooleelul dara ndax mbay moom moo développé dëkk te dëkk bu fi développé rek mbay moom moo ko développé. effectivement wax nga dëgg. c'est-à-dire que tey boo seetee depuis 1960 ba tey. Macky Sall bi mu ñëwee temps yi lan la ñuy wax ay autosuffisance alimentaire souveraineté alimentaire yooyu ngay dégg. ku wax ci sa programme sax même ñi bëgg réew mi ku wax ci sa programme da nga naan agriculture moom lañ war a jiital moom lañ war a favoriser. mais agriculture boobu nga bëgg a jiital bëgg leen favoriser mais agent yi nga xamante ne ñoo yor politique agricole yooyu di ko doxal mais ñooñ da nga leen war a dooleel jox leen seen gëdd comme ni mu ko waxee. parce que réew yooyu tey ay Chine ay Inde du question dañu ëpp xam-xam parce que ñun suñuy ingénieur agronome ak suñuy technicien foofu lañ defee formation. am xam-xam am ay diplôme. incha allah. am ay master yoo xamante ne ci wàllu bay kon nañ leen dooleel jox leen seen gëdd bu ñu bëggee en tout cas li des ci nouveau gouvernement bi ñu am réussite sur le plan agricole nañ ñu jox lii ñuy laaj ñu bàyyi la que vraiment invité leen nag invité ñii lu baax la da ngay gis ni lu mel ni buñ koy faral di def léegi réew mi dem parce que teg ay borom xam-xam pas rek bàyyi politiciens yi ñu nekk fi di tararari donc loolu moom vraiment nekk na am solo seen problème mooy moom laa koy wax avant ñu toog ñu bari xamuñu leen pour ñun bay ministre bi la ak baykat yi alors que am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci diggante bi ñoom buñ ci bokkul mbir yi du dox kon ñu bàyyi la nga tàgg waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant comme ni ngeen ko waxee may ngeen ñu opportunité ñu wax ak sénégalais yi di rafetlu tamit idée bi ngeen am pour jox techniciens yi ñi am xam-xam pour ñu wax ci plateau yi loolu day yokk niveau seen plateau yi di kontaan ci agriculteur comment dire les travailleurs du ministère de l'agriculture de la pêche et de l'élevage di kontaan baax di kontaan ci yéen di sant di gërëm di féliciter di encourager mon ami mon collègue et camarade Bodian maa ngi koy nuyu di ko ziar moom mooy Bodian na jiite grève de faim bi waaw encore une fois di leen nuyu kontaan bu baax a baax di ñaanal sama yaay dafa xaw a tawat yàlla na ko wér ñaan tamit ñëpp ñu ñaanal ko mu wér am xel mu dal mu ne combat ndeysaan merci beaucoup Amine kon mu doonoon Mor Diouf secrétaire général travailleur agriculture yi nekk en mouvement ñu ngi leen di ñaanal rek suñu borom defal leen ndam ba indemnité yi ngeen mën cee jot ndax mag moom bii naan ndox mu tàng sukar saa tax jërëjëf Omar neex sax a tax dem kii ba émission kii bi dem na bu baax a baax heure bi di ñaanal sa yaay di yàlla na yàlla fëgg boppam